jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ñu ko baaxoo di defee saa yu ne di jël nuyoo bi ak ziar bi di ko jiital ci ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg fi lool tamit ànd ak wér mbokk yi ñu ngi fi ci diwaan bu Touba Madiyana 1 ci journée consultation gratuite bi nga xam ne moom la waa fondation Soxna Bally Mountakha daal di organiser boobule programme yi daal di koy tàmbali woon ndiki démb yemook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre 2021 foofee ci diwaan bu Touba Daaru Khoudoss ci hôpital Jéemul ndiki tey ñu ngi fii ci diwaan bu Touba Madiyana 1 ki suba inshallah rabbi ci dimanche yamook 19 septembre 2021 dañuy nekk foofee ci diwaan bu Touba Ndindi tey aussi ñu ngi foofee ci diwaan bu Daaru Minane 2 aussi ndiki suba inshallah rabbi danañ fa nekk foofee ci Daaru Minane 2 di ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa ONG Al Atta ak ñi nga xam ne ñooy waa ONG Al Wahmi daal di koy ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa fondation Soxna Bally Mountakha ci fi nga xam ne mooy organisation bi danañ ci ànd ak ay médecins yu bari waaye nag askan wi danañ génn ci mbooloo mu takku daal di xool li nga xam ne mooy seen wér-gu-yaram te duñ ci fay dara loolu lépp daal di jëm ci li nga xam ne mooy wàllum médecine générale di lépp loo xam ne dafa aaju ci sa wàllum wér-gu-yaram daal di yitteel li nga xam ne nag mooy wàllum pédiatrie yitteel li nga xam ne mooy ndaw ñi jëm ci li nga xam ne mooy wàllum cardiologie yitteel li nga xam ne mooy wàllum feebaru xol jëm ci li nga xam ne aussi mooy wàllum dentiste yitteel lu jëm ci wàllum bëñ jëm ci li nga xam ne mooy dépistage du cancer du col de l'utérus dépistage du diabète et de la tension seetal la sa wér-gu-yaram te doo ci fay dara te buñ noppee daal di lay may li nga xam ne mooy ay médicaments ngir nga daal di mën a faju mbokk yi loolee nekk lu am solo loo xam ne waa fondation Soxna Bally Mountakha ñoo koy def danañ jël suñu micro daal di dugg ci biir daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy askan yi nga xam ne ñoo fi teew ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllum organisation lu jëm ci wàllum bés bi danañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy askan wi léegi-léegi lay doon ci chaîne bu mag bii di Académie Minane TV la chaîne leader la chaîne qui est toujours au service de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci présentation bi ngeen fas yéene ci ànd ak seen mbokkum taalibe Baye Samba Seck waaye du ma ci wet benn yoon ci caméra bi naa ci ànd ak ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Ba léegi-léegi lay doon. waaw man maa ngi tudd Soxna Bousso Diagne fay naa leen bàjjenu goxu Madiyana 1 ba 6 waaw loolu moom am nañ ci mbégte lool ndax boo ko xoolee ci hôpital bi rek war ngaa xam ne loolu moom sawaroon nañ ci yàkkamti woon nañ ko waaw ndax ñun ñuy bàjjeni di dox ci si biir askan wi xam nañ ne nit ñi bëgg nañoo faju waaye amuñuy moyen ñu fajoo dañ ciy obligé nit na ko demal hôpital mu ne bu ma demee hôpital dafay metti ci man ak ay affaire ordonnance ak dëgg tikeeg yooyu kon lii bu dikkee tey dañ ciy am mbégte boo xoolee hôpital bi nga xam ne kon kenn wérut ba ñu ñoo faju it dañoo amuti moyen kon lii moom fondation bii bu Soxna Bally bi lii moom am nañ ci mbégte kontaan nañ ci ànd nañ ci ak ñun ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi ñaa doon présidente bi ñii nga xam ne ñoom laa ko bokkal ànd ak ñoom am nañ ci mbégte lool kenn ku ne koñ ba nga nekk génn nañ leen wax leen ñu ñëw boo xoolee rek di nga xam ne nit ñi génn nañ waaw loolu ba tey boo ma ci laajee dinaa ci sawar lool ndax man maa ngi nekk orientation bu hôpital Ndamatou ci koor gi fondation bi ñëw nañ fa waaw man mi ca ña doon servi lekkee ca laa bokkoon de fondation bi bàyyiwut loolu gis nañ fi ñun bàjjen yi ay ndimbal yoo xam ne joxoon nañ ko muy ceeb ñu am ci ko am nañu ci am ñi ci seen muur nekk am nañu xañ na ñëpp mënuñoo moosandoo am waaye am na ci ñu am kon fondation dañuy ñaanal Soxna Bally yàlla na fondation bi gën a taxaw gën a yàgg ndax ñun ñëpp kenn ku ne gis nga ci sa bopp ndax lii maa ngi naan c'est la première fois mu am Touba ñi yor ñi ngi toog waaye moom nii mu def nii moom wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte ndax kenn ku nekk gis nga ci sa bopp mi ngi ciy doxal li mu ci war a doxal mi ngi koy def ni mu gën a rafete waaw bàyyiwut fenn ci biir koor gi wuyu ji nañu fële kër Serigne Touba ga gis nañ nam fa doxale taxaw ca taxawaay ba daara yi chef de quartier yi ñoo xam ne ni ittewoo nañ ko loolu lépp ñun teg nañ ci suñu bët ca loolu man lépp ci laa àndoon bokk ci di ko ñi di ma woo ma di ca dem di ko teew kon tey bu ñëwee ci Madiyana fii muy 1 ba 6 fekk ñu ittewoo ko ca mënuñoo am lu ñu ko jógee mu jógal ñu ko kon loolu am nañ ci mbégte kontaan nañ ci yàlla na fondation bi jëm kanam moom it yàlla guddalu fanam moog suñu xalifa bi yàlla yàggal ko fi ak wér mu yàgg fi lool di doxal li at mu jot ñu mën koy am ci moom waaw ci barke borom Touba. Soxna Fatou Ngom la Madiyana 6 5 ñu ngi leen ciy sagala bu baax a baax di leen fay nuyoo bu baax a baax di taragal ñëpp di ñaanal sëñ Mountakha yàlla guddal fanam te wéral ko di ñaanal itam Soxna Bally Mountakha yàlla wéral ko te kàttanal ko te di ko xamal ne ko dañoo am mbégte am fierté bu baax a baax ci bis bii nga xamante ne tey teg na ko ci loxo Soxna Awa Fall mii nga xam ne mooy président an taxaw Madiyana 3 ñu ngi sant bu baax a baax seen liggéey bi tamit di ci kontaan bu baax a baax xanaa di sant yàlla bu baax di ko sant rek di xam ne nag wéradi yi moom wax dëgg yàlla dafa bëri lool bëri na torop su fii ci Touba
kon bu ngeen ñëwee may ñu lu mel nii nga xamante ne nii dañ cee waroon di ñàkk ay junni te fayuñu ci dara kon nii rek lay mën a demee te yaakaar naa fekk ngoon sax di ngeen gis lu raw lii ndax wéradi yi moom wax dëgg yàlla dafa bëri torop moom di ko yëgal suñu bopp ne rek ñun moom ànd defar suñu gox moo ñu yëkkati muy ànd defar Madiyana. Soxna Awa Fall la vice présidente ci comité de santé bu poste de santé Madiyana 1 bi ñu nekk. waaw comme ni nga ko waxee rek dañu nekk membre du comité de santé ba pare nekkaale représenté waale présidente commission santé bu ànd taxawu Madiyana bi doon wax sànq kon ñaari cër lañ ci am ñii bàjjenu gox yi lañ taxawal ne sage-femme bi nga xamante ne moom moo nekk ci poste bi tamit moom moo nekk ne ak relais yi ak gox bi yëpp. ak waa ànd taxaw Madiyana ñi fi taxawoon ñoom ñëpp dañoo mobiliser dugg ci koñ yi woo nit ñi ñu génn kon ñoo ñi ngi leen di jaajëfal di dellu si waat nag si soxna Bally Mountakha ak fondation bi nga xamante ne bu am solo la boo xamante ne moom la taxawal ci Touba ku ne xam na ne social bi nga xamante ne moom la defoon ci koor gi kenn ku nekk jot nga si tey jii nag bu ñëwee wax ni day def ay consultation gratuite ci Touba tey ñëw si ba poste de santé bi nga xamante ne Baye moo ko taxawuloon boppam ndax fonk mbiru santé ku wax sañ sooy bu xam ni moom santé xaar ci woon état poste bii li fi nekk nii sëñ Sonia bi moo ko fi defoon ndax fonk wér-gu-yaram kon nag soxna Bally bu ñëwee tey jii yónni indi ay docteurs yi nga xamante fu nekk la leen jëlee si Sénégal ñu nekk si ay ONG yu mag ñu ñëw mu yebal leen fii ñuy faj ci wàllu cardiaque di faj ci wàllu bëñ di faj ci médecine générale di faj ci wàllu jigéen ñi di def dépistage cancer du col de l'utérus kon tey jii mënuñu di ko faj pédiatrie indi pédiatre ak personnel bi ñu war a àndal yëpp indi seen ay garab kon mënuñu di leen jaajëfal ci jamono bi nga xamante ne ci lañ toll muy jamono yi nawet bi nga xamante ne xale yi seen yaram yaa ngi tànn mag ñu wéruñu kon defuñu lu dul jaajëfal soxna Bally di ñaan yàlla fondation bi fu mu bëgg mu egg fa yàlla na fa egg ndax xam nañ ne njëriñ la ci askan bi waaw njëriñ la ci askan bi ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal di ko xam ne waa Madiyana yëpp ñu ngi ci ginnaawam lépp lu mu soxla ci fondation bi rek waa Madiyana ñoom pare nañ pour ànd ko ak moom ndax xam nañu mooy suñu sëriñ. maa ngi présenté wu d'abord c'est Fatou Sène madame Thiam maa nekk sage-femme responsable de la maternité de poste de santé Madiyana 1 bi wala poste de santé Serigne Souhaïbou Mbacké normalement li may wax ni ICP bi moo ko waroon wax mais dafa am empêchement dafa am benn assemblée générale bu ñu dem donc maa ngi wax ci turam di nuyu sama médecin chef d'abord di nuyu waa équipe cadre bi yëpp di nuyu sama ICP di nuyu ñi ma nekkal ci poste de santé bi. di nuyu ñu fi toog yëpp di leen dalal vraiment di kontaan ci initiative bi rafet na lool te tamit ñëw na fu ñu ko soxlaa la preuve en est que gis nga nit ñi niñ fi feesee ku ne Madiyana xam ne vraiment gox bu fees la gox boo xam ne ay nit ñu amul doole ñu ngi fi kon bu ñu jëlee lu mel ni consultation gratuite indi ko fii di ñu ko defal vraiment dañ ciy kontaan di leen ñaanal di leen remercier bu baax a baax di ñaanal soxna Bally Mountakha yàlla may ko wér mu yàgg ko def di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér loolu laa waroon njëkkee di ko ñaanal Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou di ko ñaanal bépp xalif général di wax ne daal tey contentement bi ñu am xam nañ fu mu commencé mais xamuñu fu mu yem parce que soxna Bally moom fii këram la ñu ngi koy gën a dénkaat suñu bopp parce que ñun tamit Serigne Souhaïbou rek lañ yaakaar man Kaolack laa dëkk yàlla indi ma fii nii ci Serigne Souhaïbou nee naa leen man Serigne Souhaïbou laa xam moom laa yaakaar lu may ñaan sax dama naan yàlla ma Serigne Souhaïbou defal dara waa Kaolack dañ may ree buñ ne ma yow booy comment dire booy estati sax da ngay dagg fi ñuy waxee Serigne Souhaïbou man Serigne Souhaïbou mooy sama Serigne Touba mooy sama lépp kon bu doomu Serigne Souhaïbou waa ñëwoo fii vraiment def initiative bi damay kontaan poste bi liñ fi war wax bari na awa xam nga ko gis nga loo ko poste yi ni mel poste bi yàgg na xat na bâtiment yi gis nga état bi mu nekk vraiment baax a baax te c'est un poste bien fréquenté nit ñi bëgg ko lool ay jàmbaar di fi jaar te loolu Serigne Souhaïbou moo ko ñaan benn sage-femme boo yaafus musu fi jaar benn sage-femme bu amul accueil musu fi jaar tagguma sama bopp nit ñi man duma ko wax ñeneen ñoo koy wax mais ñi fi njëkk a jaar man macha allah samay référence lañ ñu ci bëri ñii administration concours technicien supérieur dem jàngiwaat ñii avancé dem feneen ñii retraité mais ku fi mas a jaar rek modèle nga. mu ngi ci hôpital bi ñu ngi góorgóorlu parce que ICP déjà man defoon naa formation échographie ba pare échographie am na fi ICP bi tam mu ngi góorgóorlu di réfectionné lii nga gis ni yëpp ñoo ko fi de ak comité de santé bi. comité de santé bi tamit CDS bi amuñu seen fay ñu ngi leen di jaajëfal awa mii ci la bokk moom tamit dama koy beral gën maa dem parce que sage-femme la sama collègue la mais taxawaayam ci Madiyana santé kenn xamul fu mu yem. lépp la taxawee lépp la tax tey ci suba bi may woo dama xamul nu ma koy ma ne ko madame la ministre laa ko wax sax tellement taxawaayam xaw ma nu ma koy qualifier daal lu Madiyana taxaw rek mu ngi ci ndax bëgg gu mu bëgg Madiyana bëgg gu mu bëgg sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou ak bëgg gu mu bëgg Serigne Touba waaw
vraiment daal li fi ne nag moom du ma la ko wax yaa koy waxal sa bopp miir yi nii sëñ Soy bi moo ko fi defoon waaw ñun daal soxna nañ nga naa leen ku ma owoon ne ma am ma may la kër ak ma tabaxal la poste bi dama naa leen tabaxal leen ma poste ba pare soog maa may kër tellement poste bi ñor na ma te ci sama xol laa ko def naa fi 7 ans man nag dëkk ma fi sa si de Kaolack waaye nag yàlla indi na ma fi Serigne Touba indi na ma ci dëkk maa ngi fiy sant bu baax su ma sañoon chaque fois ñu gis ma nag mais nañ ma comprendre xam ne liñ ma dénk daal maa ngi ciy góorgóorlu ñu ñaanal ma yàlla man tamit maa ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi loolu di te wér te di leen remercier yéen équipe bi yëpp ndax sonn ngeen ñu ngi leen di massawu coono di leen jaajëfal encore une fois. Mame Coumba Diagne présidente ASCODO amicale des agents de santé communautaire du district Dakar Ouest en fédération ak Roi Baudouin. Déjà damay wax ne ñu ngi sant fondation Soxna Bali bi nga xamante ne moom moo organisé lii jaarale ko par le biais de Al Atta ONG Al Atta donc ñoom aussi ñoo ñu permettre ñu def le déplacement depuis Dakar pour mën a ñëw fii ci Touba pour mën a ñëw en consultation gratuite plus de distribution de médicaments en cas de besoin pour la population de Touba. Donc di wax ne tout ce qui est matériel médical ak spécialité yu doy ak ay garab moom la fi ONG Al Atta indi pour fondation Soxna Bali. Donc ñuy wax aussi ne population bi génn nañ massivement donc foog naa ful bi wane na ko pour wane na ñoom lii lañ Al Atta indil ak fondation Soxna Bali ñoom nekkoon na loo xamante ne lu ñu soxla la fii ci biir Touba. waaw déroulement bi moom je pense que service yëpp ñu ngi dox convenablement et que aussi loolu lañ doon xaar parce que dañu amoon yaakaar rek ne population de Touba soxla nañu ko. ginnaaw bi nga xamante ne soxna si sàkku woon na ko ci waa Al Atta donc bi ñu ñëwee sur réalité terrain bi wane na ne franchement population bi soxla na ko bu baax a baax parce que journée yu mel nii ñun ça nous permet ay journée de dépistage lañ koy tuddee parce que association bi nga xamante ne moom laa jiite muy ASCODO donc ñoom depuis 2009 ñu ngi existé mais depuis 2010 ñu ngi ñëw si màggalu ku tedd ki chaque année di ci barkeelu donc ba tey ji ñu ànd ci ak Al Atta tey ji ñu ñëw ci ak Soxna Bali donc wane na ne tey ji population bi soxla na ko bu baax a baax parce que ay journée de dépistage lay doon pour ñun ça permet à tout un chacun si maladie fii ñëw te xamoo woon sax yow sa situation sanitaire lan la nga mën ko xam comme ça prise en charge bi dina gën a yomb. waaw ONG Al Atta moom franchement son heure dafa la ñëw fii si Sénégal donc ndax fépp fu nekk si Sénégal mu ngi fiy liggéey spécialement fii nga xamante ne mooy kër ëttu Xaadim Rasul donc ñuy wax ne lépp lu mu fi def rek doyul dañ koy ñaan mu yokk bu baax a baax moom waa Al Atta donc di leen ñaanal ñoom aussi yàlla yokk leen ña fay liggéeyee yëpp ba lépp loo xamante ne mbébét nañ ko ci Sénégal spécialement fii ci Touba ñu mën ko mën a mottale fondation Soxna Bali bi nag dañuy ñaan yàlla suñu borom porteel ko boppam mu nekk benn challenge boo xamante ne dina sut suñu njort ñun ñëpp ndax vraiment am na njariñ pour askan bi. Babacar Kane lañ koy wax fondation Soxna Bali Mountakha nag boo ko déggee mooy benn fondation la boo xamante ne kii di Soxna Bali mooy ko jiite. day dox si li nga xamante ne moo di social te ku dégg social wax askan wi te dimbali askan wi defoon nañ ko ay édition ren dañoo ñëwaat si beneen facette defoon nañ daaw ay don denrée alimentaire ay dund yi ñu doon dimbali dugal si kër yi ren nag comme que situation dëkk bi dafa xaw a doy waar si wàllum santé ñu ne nañ organiser li nga xamante ne mooy ay journée yi nga xam ne dañ si aider ñi nga xamante ne dañoo feebar pour ñu mën a faju waaw ñetti fan la démb am na tey ñoo ngi fii si Mariana suba ñoo ngi Ndindi lañ jëm incha allahu rabbi daanaka dañuy xool li nga xam ne dëkk bi moom la gën a yittewoo li si mel ni wàllum faj li nga xam ne daal moo jiitu bu ñuy wax nit daal loolooy jiitu wàllum faj fi mu toll nii ku nekk xam ne dëkk bi nu mel ñoo ngi wax pandémie yi corona baa ngi fi yeneen feebar yu sew sewaan yaa ngi fi feebaru bët yaa ngi fi moo tax soxna si xool daal li nga xamante ne moom la dëkk bi askan bi gën a yittewoo mu daal di leen koy jagleel si lu yomb may leen ay journée yi nga xam ne dañuy ñëw faju gratuitement te duñ fay dara. fondation moom amul limite képp ki nga xam ne pare nga pour dimbali doomu aadama képp ki nga xam ne pare nga pour def social si fondation bi nga bokk. fondation Soxna Bali Mountakha luñ mën a xaar si moom bari na. déjà ñoo ngi commencé si wàllum social daal lañ koy xaar waaye du fii rek lay yem des dañuy chaque année ak li ñuy andi waaw au fur et à mesure ñuy dem ñuy xool askan bi di gën a soxla ñu leen koy jox si wàllum dimbal. gërëm ki nga xam ne moo di Soxna Bali Mountakha mi nga xam ne moom moo jiite lii yëpp moom la
ak ñi nga xam ne ñoo ñuy dimbali dañu taxawu si liggéey bi waaw ñoo ngi leen di gërëm di leen sant waaw di leen wax ni fondation bi nag du yem fii lii début la rek waaw dina am yeneen yi nga xamante ne yeneen yuy ñëw yu ëpp doole yi incha allahu rabbi. jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw ba ñu bàyyi ko foofee ci diwaan bu Madiyana 1 ñu ngi fii ci diwaan bu Daaru Minam 2 daal di saytu li nga xam ne mooy tolluwaayu liggéey bi waaye xool ni nga xam ne noonu la liggéey bi di déroulé ci ak fàttali fii ci diwaan bu Daaru Minam 2 ñu ngi fi fekk ñi nga xam ne ñooy waa ONG Al Wahmi waaye foofu ci diwaan bu Madiyana 1 ñu ngi fay bàyyi ñi nga xam ne ñoo waay Al Atta mbokk yi ci as tuut ñu daal di dugg fii ci biir daal di saytu li nga xam ne mooy tolluwaayu liggéey bi. soxna Soda Gueye di yaay Serigne Ndiaye mii di jaay pharmacie ak Assane. ñu fekk la fii ci. xanaa di leen sant rek di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak xiiwal tey kontaan ci ñoom lool nag man damaa xëy marché sax maa ngi doog a ñëw sa marque ji ñëwoon wax ma ni mu demee ngeen bi defal ko lu baax lool moo ma tax a ñëw maag sama tuut tànk bii duggaguma sax fajooguma sax nag waaye kontaan naa ci am naa ci xol bu sedd guy Serigne Touba mi tax ngeen di liggéey lii yàlla la leen fay lu ko seen njort. waaw yàlla na fay fu ko seen jot li nga def baax na lool kontaan naa ci lool xanaa kontaan ci rek sant leen gërëm leen waaw yéen de ñu ngi leen di sant di kontaan nañ ci yéen lool gërëm nañ leen ci lool te sëñ Touba xam na jàppale ngeen ci bisam bii ndax fan yi ni dëkk bi tàng ci si buur yi ak feebar yi ngay ñëw fii di def ngir yàlla ak yonante bi ak Serigne Touba yàlla leen Serigne Touba fay yéen waa Kër Soxna Bally kontaan nañ ci yéen jërëjëf yàlla na ngeen fi teewe di ko def ay at fekk ñu fi ñun ñii tamit yàlla may nu wér ak wérle li ngeen bëgg daal yàlla leen ko yàlla defal waaw jërëjëf waaw duggaguma daay bëgg na maa dugg de ndax sama station bi moo ma yëkkati waaw boobu day metti bët yi la moo ma tax a jóg duggaguma nag maa ngi doog a egsi Ndeye Mariam Gueye waaw wax dëgg yàlla initiative bu rafet la ndaxte mën naa ne jigéen ñi yaag du ma ne jigéen ñi sax njaboot bu nekk rek soxla woon nga lii ndax kenn ku ci nekk tawat nga wala sa njaboot tawat te xëy na yaa ngi xalaat ne boo demee hôpital ay frais dina la ci fekk yaa ngi xalaat yeneen dépenses yi bokkut ak ay ordonnance moo tax daal faju bi day xaw a néew doole ci njaboot yu bari daal looloo tax mais lii nii vraiment bu yaatoo rek ñëpp nañ ci gis seen bopp vraiment tawfeex ak taysiir rek di leen ñaanal yàlla rek ca kaw ca kanam rek di ñaan yàlla mu yokk social moom ku ciy dox ku nekk rek fay boo ci amut fayu doomu aadama tamit di nga ci am fayu suñu borom ndax social moom ku koy def ku nekk rek jëmmi doomu aadama taxul nga koy def fay suñ borom bi mu la ciy fay rek moo ëpp fuuf li la ci doomu aadama yi di fayee kon képp ku jóg di def social rek jàppal ne yaa ngi taxawal lislaam te it yaa ngi dox ci yoonu siraatal mustaqim. man maa ngi tudd Mame Thierno Lo nekk ART Alliance des relais de Touba tey nag dañ fay ñëwoon doon jàppale waa poste de santé bu Daaru Minam en même temps nag maa ngi nekk relais poste de santé bu Daaru Minam léegi nag dañoo ñëwoon rek ñun moom suñu liggéey boobu kenn ku ne xam na ko moom mooy toujours si engagement communautaire si la ñuy dox. moo tax bi ñu docteur Mamadou Seck maanaam informé journée bi doonoo bàyyi woon suñu yitte yëpp ñu ñëw di jàppale askan wi rawatina waa fondation bi nga xam ne ñoom ñooy organiser tey bis bi muy ay journée de consultation yoo xam ne dañ koy amal tey jii ak suba loolu daal moom mooy suñu yitte moom saa su nekk nag day nekk si ginnaaw askan wi rek lépp loo xam ne askan wi da koo soxla rek incha allah ñu ngi seen ginnaaw di leen jàppale di leen sant bu baax nag yéen waa Académie TV ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm si taxawaay bi. di ko rafetlu lool nag di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou rek yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér di ñaanal soxna Bally Mountakha moom itam yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér ñun moom wax dëgg yàlla dañoo jeex si Daaru Minam waaw ndax sëñ Mountakha lañ xam moom lañ yaakaar dëkk Daaru Minam te it poste santé bi tamit di sunu poste santé bu baax nag ñu dëkk ak moom nag macha allah daanaka bi ñuy xale ba léegi suñ lépp fi la suñ xale yi ñu amit yëpp fi la kon nag bi ñu ñëwee gis fi ñii doon ay gan ñëw fi tey di saytu wér-gi-yaramu xale yu ak yu mag yi dañ ciy am contentement bu mag rek tey ñaan yàlla taxawaayu sëñ Bally Mountakha yàgg lool ak sëñ Mountakha Bassirou rek. jaboot moom képp ku koy jàppale si santéem rek yaa ngi koy dimbali bu baax ndax moom xam nga ne jigéen ñi moom ak fii jamono tool affaire yi métti na doy na waar kon nag ku ñëw ne la dama lay defaral social rek te yàlla tax loolu moom wax dëgg yàlla dañ ciy am contentement bu mag rek tey ñaan rek taxawaay bi gën a yàgg ànd bi gën a yàgg rek ñi koy defit suñu borom may leen kàttan ak man darajay Seydina Mohamed. fondation bi koy def yàlla gën leen a kàttanal ndax lu doomu aadama yi aajowoo la soxla nañ ko lool ndax am na fi ñoo xamante ni nii feebar nañ duñ mën a am luñ fajoo te it nit ku nekk moom santé rek moo am solo si doomu aadama te tumuraanke nañ si lool kon nag buñ dikkee jël sarsub nañ faj mag ñeeg xale yi ñëpp seen santé jaar yoon loolu moom dañ leen di ñaanal rek yàlla gën a yokk seenu fan ak seenu wér ak seen man
Cheikh Asfal Touré laa tudd ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax leen delloo ziar tey ñun dañoo ñëw ci turu fondation Soxna Bally Mountakha ñu ngi koy sant bu baax nag ci initiative bu rafet yi muy jël ci ñi nga xamante ne dañoo seen loxo jutut seen ginnaaw ndax gis nañ ne liggéey bu am solo mi ngi ko ci def tey nag mu ànd ak waa caravane bi nga xamante ne ñoo jugee ba Arabie Saoudite di waa WAMI ñëwoon fii di def ay consultation gratuite démb ñi ngi woon ci hôpital bu Jéemul tey ñi ngi fii Daaru Minam te am nañu nekk Madiyana bu subaa it danañ dem ci yeneen hôpital di consulter nit ñi mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp wax dëgg yàlla ñi ngi ci def liggéey bu am solo ñun nag dañ ñoo jëloon ngir ñu jàppale leen ci liggéey bi ay ndaw yi waa fondation bi lañ bokk. waa fii de wax dëgg yàlla am na organisation bu baax ndax ku fi ñëw dinañ la teeru laaj la lan ngay jàmbat bu ko defee ñu teg la ci yoon yu baax ba yóbbu la ci médecin bi moom it mu seet la bu noppee garab yi sax dañ la koy may yi nga xamante ne moom la koy bindal ñu ba nga mën a ñibbi si jàmm ak salaam ci si wér-gu-yaram wax dëgg yàlla. waaw fondation bi de wax dëgg yàlla wax naa la ko sànq jamono yooyu passé demoon nañ ci ay orphelinat dimbali leen tey ñi ngi fii ci hôpital yi. gannaaw suba it xam naa yeneen comme màggal gi jub si na dinañ distribuer yi nga xam maam ñi nga xamante ne ay néew doole lañ nañ leen a jéem a jox loo xam ne dinañ ko màggaleeg yëpp Soxna Bally daal moom waa Touba la fi nekkal wax dëgg yàlla fondation bi waa Touba la fi nekkal te ñëpp incha allah dinañ ci gis seen bopp bu soobee yàlla daanaka ñun ñi nga xamante ne daanaka ay étudiants lañ dañuy jàng am na ñeneen ñoo xam ne daanaka am na leneen lu ñu liggéey waaye ku nekk dañ lay recruter nga xool li nga ci mën a participer nga liggéeyal soxna si liggéeyal Sëñ Touba wax dëgg yàlla ne suñu objectif daanaka romb na fii yëpp incha allah te yemuñ ci Touba waaye buñu amee liñ bëgg waxuma la Sénégal waaye bitim réew sax dinañ fa génn di taxaw nit ñi incha allah waaw ñi ngi sant bu baax a baax nag di leen sant yéen ñi nga xamante ne ñëw ngeen di gërëm waa caravane bi nga xam ne ñoo jógee Arabie Saoudite di waa WAMI ñi ngi leen sant bu baax a baax سيد إسماعيل مسؤول الملف الإعلامي في وامي الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الندوة العالمية للشباب الإسلامي هي منظمة سعودية تعمل في السنغال منذ 25 عاما أو أكثر. الحمد لله رب العالمين نعمل في كل المجالات تقريبا، نعمل في حفر الآبار، في بناء المساجد، في بناء المدارس، في القوافل الدعوية والطبية، في المخيمات الطلابية، في تدريب المعلمين وتنميتهم، في كثير من المجالات، وحتى في المشاريع الموسمية. في رمضان نقدم القوافل أو الإفطارات والسلال الغذائية، وفي عيد الأضحى نقدم الأضاحي. الحمد لله رب العالمين الآن حتى الآن تقريبا بنينا أكثر من 300 مسجد، بنينا أكثر أو حفرنا أكثر من 500 بئر، وبنينا أكثر من 50 مركز تعليمي، صنعنا في الأضاحي أكثر من 30,000 أضحية، أكثر من 25,000 إفطار. هذا كله بالإضافة إلى مجموعة من المخيمات والقوافل الدعوية والطبية. حتى الآن هذه القافلة تقريبا القافلة رقم 600 من القوافل الدعوية والطبية، وأكثر من 150 مخيم طلابي، 150 مخيم طلابي. هذا كله لما نطمح إليه قليل. نحن نريد أن نصنع في السنغال ونقدم لأهل السنغال ولشعب السنغال أكثر من هذا بكثير إن شاء الله عز وجل، وهذا في مخططنا وهذا أملنا، وإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن نقدم لأهل السنغال المزيد والمزيد من هذه الأعمال، ونسأل الله عز وجل التوفيق بإذن الله. moom daal bi mu leen nuyoo ak sant leen nee na WAMI bu mu ñëwee Sénégal fii ëpp na 25 ans mu ngi liggéey Sénégal fii. WAMI ci lu ëpp li muy liggéey mooy day tabax ay jàkka di gas ay teen, et puis weeru koor su ñëwee day joxe ay ndogu, et puis dafa yor ay jirim yu bëree bare ak caravane yi tamit da ciy joxe lu bëri bëri. mënuma wax lépp quoi, man naa loolu daal laa mën a tënk ci. vraiment moom kontaante la ci am ak mbette, parce que vraiment gis nañ yéen ñi nekkal fondation bi fii taxawaay bi ngeen ñu taxaw ak dëkkuwaay bi ngeen ñu jox. vraiment loolu moom ñun dañ ciy kontaan ak lekk yi moom waxi noppi da ngay lekk ba daw moom vraiment da ngay lekk moom ba da ngay ree rek waaw vraiment. waaw WAMI moom vraiment lépp lu mu def day bëgg a def lu ko ëpp en général kon ko xam nga ci tabaski bi jotoon nañ joxe fii ay xar yóbbu nañ ko Porokhane, WAMI def na lool. léegi nag indi nañ fi caravane, xam naa am na yeneen yoo xam ne dinañ ko def lu ëpp li ñu def ni soobee yàlla. في النهاية نريد أن نشكر سخنة بالي، نريد أن نشكر الشيخ منتقى، نريد أن نشكر الشيخ شعيب، نريد أن نشكر الشيخ أحمد السلوم، وكل من يسر لنا وجودنا هنا
وكل من ساعدنا في التواجد بين شعب السنغال الذي نحبه وأهل طوبى خصيصا في أيام المنجل هذه. نحن نشعر بسعادة غامرة لوجودنا بين أهل السنغال وأهل طوبى، ونسأل الله عز وجل دائما لأهل طوبى الخير والسلامة والصحة والعافية بإذن الله عز وجل. شكرا. waaw nee na moom mu ngi nuyu xalif bi di ñaan yàlla Touba jàmm sax fi di ñaan yàlla loo xam ne tawféex ak jàmm